ñu ngi leen di nuyu di leen ziyaar di leen jaajëfal bu baax di leen ne saa yu jàkkaaroo yéen mbégte ak kontaan moom la ñu ànd yéen chaque jour tey nag ñu ngi nii biir Géejawaay ñu fekk fii koo xam ne suñu mag la suñu frère mu nekk ci milieu showbiz bi mu nekk koo xam ne kenn dootu ko présenté mu ngi doon def lu nice ba tey mu ngi def lu nice te yàqul aar bi muy Baye Zale tey moom lañ seet si Face à Ria si sur Sénégal 7 Baye Zale si loo ne. ñoo ngi lay fay Ria di nuyu waa Sénégal 7 nuyu waa Sénégal nuyu waa àdduna ak ci milieu bi ñuy développé muy milieu showbiz di nuyu suñu kilifa yëpp. waaw namoon nañ la de. ñoo leen raw. balaa nga boo waxee tey balaa ngay wax déwén pourquoi loolu. ah non loolu sa concept la rek mais que soo amul loo wax jarul ngay wax. soo amul loo wax rek jarul ngay wax su fekkee am nga looy wax nag mën nga wax. mën nga wax tey ñu seet si la pour ñu waxtaan ci yu bëri mais balaa loolu rek wax ñu tuuti rek si milieu showbiz lan moo tax ñu naan milieu showbiz parce que ñu bëri xamuñu ko. milieu showbiz pour nga wax ci dafay compliqué parce que tey ñi ñuy seetaan ni mën na am sax am nañu si bëri ñoo xam ne ñoo ñu ëpp xam-xam ci milieu bi ñun dañ ciy wax rek li ñu maîtriser. te li tax ñu dugg ci milieu showbiz liggéey la. te liggéey la buy fay divertissement la te que showbiz suñuy wax en général ñun ci branche bi ñu nekk ci musique dafa bokk ci culture. léegi nag ñu siy développé di ci amaale suñuy gagne-pain di ci am dara. di ci am dara di ci tedd. di ci tedd. loolu moom moo tax ñu nekk ci tey jii nag ci milieu showbiz branche yi ci biir showbiz dafa bëri. mais que ñun ci domaine bi ñuy évoluer musique la. te pour ñu wax la li ci musique ñoo ngi booyee ñoo ngi ci ñun ñëpp ñoo ngi góorgóorlu xam nga di pousse pour mu jéem a dem ci kanam. dañuy ne milieu showbiz Sénégal dafa metti nga ban différence nga gis milieu showbiz Sénégal ak extérieur. xam nga extérieur ñun dañ leen di gis nii rek à travers télévision yi. mais que fréquenté wuñu leen tey su may wax extérieur mooy que ñu jël exemple ci bu gën a ngand muy Amérique. exemple bu gën a ngand ci Afrique fii muy Nigéria. dañ leen di xool nii à travers télévision yi mais que maîtriser wuñu exactement lan mooy xew ci seen biir. parce que ñun fii gisaguñ ñu reyanteeguñ fii reyante boo xam ne dañ ko gis nii mu palpable nii su fekkee ne reyante da ciy am dafay abstraire duñ ko teg bët te milieu showbiz ci sunu papa yi ak ci sunu mag yi. taxawaay bi ñu ci amoon rafetoon na. ba fii nii. ba fii nii pourquoi fii nii. waaw non que ba fii nii parce que tey jii nii soo gisee y a beaucoup de polémique y a beaucoup de waxante lu ñaaw. te que sunu mag yi daawoon ñu ko gis xaw ma nag ndax média moo amul bëriwul woon. wala réseaux sociaux yi voilà moo tax mu demee moo tax siwul woon. mais que nii mu toll nii ku ci am sax sa doom doo bëggati mu nekk ci biir milieu bi. dëgg la da ngay ragal parce que affaire yi milieu showbiz dañ naan kii nitu showbiz su waxee wax bi du nekk dëgg duñ la naw quoi comme nañ noonu leen nawee avant mais heureusement am na ay quelques personnes yoo xam ne nii que tax na ñu respecté sax nit bu nekk ci milieu showbiz. comme ñan. non bëri na exemple jarul lim mais que bëri na tey ay nit yoo xam ne nii que soo leen xoolee di nga modèle lañ. modèle la exemple lañ mais est-ce que tey modèle boobu noonu. du yow yaa koy encadré c'est pas cadre que dara yow ñëpp xam nañ la tu es calme tu fais ton travail ñëpp xam nañ la Baye Zale kenn xamalu la ci détail mais pourtant yaa ngi woon ci milieu showbiz bi tax na tey ñu bëri jox la cër yow yaa ko indi yaa tax tey nit ñi jox la cër boobu noonu est-ce que cër boobu noonu tax tey nit ñi jox la ko est-ce que tey ñeneen ñooñu noonu buñ ko defoon wala buñ ko xëccoon seen bopp wala def ko seen personnalité du tax nit ñi delloo leen ko parce que ak ni ñuy wax yëpp uude nu mu la gisee rek la lay ëwale ah. mais que tey ñun ñooy sant yàlla ci yàllaam nga di sant sunu waajur yi. parce que ñoom ñoo ñu yar. di sant sama benn mag bu jigéen bu ñuy wax Satou Sène. dafay sonn ci man ci li ma war a wax ak ci li ma war a def. c'est-à-dire que tey. ñun li ñuy nekk nii ci biir milieu bi di ci liggéey encadrement bu baax. yes kooku su du sama mag sax sama yaay la pratiquement parce que sama yaay nekkatu fi te kooku ni muy taxawee ci sama dund taxawaay yaay la. mais que li nga war a wax chaque jour suñ la posé question même su fekkee ni amoo yar sax di nga jéem a yëngal sa làmmiñ sa biir gémmiñ 1000 fois balaa ngay wax.
kon tey jii nii nag ku nekk sa jikko bi nga yor sa kër moom ngay ñëw indi ko ci biir milieu bi. dëgg la. alors tey jii nii du sunu ngóora suñu waxee sénégalais yi dégluñu du sunu ngóora loolu sénégalais yi ñoo ñu ko def ak sunu waajur yi ak sama mag bi ma lay wax nii ñooñu ñoo ñu ko def. kon du ci sunu ngóora quoi parce que wax dëgg yàlla kuy wax mooy juum. te yàlla nañ yàlla musal ci ñu wax lu ñu warta wax wala ñu def lu ñu warta def. amiin. noo gisee musique Sénégal. musique Sénégal moo ngi avancé wu la. pourquoi mu ngi lan nañ dem si mu ngi avancé nan nga gis ban avancement nga fi nga gis. moo ngi avancé parce que am na artistes yoo xam ne ñoo ngi def ay performances. ci niveau national ak ci niveau international. comme ñan. tey damay jël exemple bu gën parce que tey soo limee rek di nga xas mais que man dëgg dama koy wax comme ni mu nekkee. tey Wally Seck moo ngi teg ay jéego yoo xam ne nii que moo ngi avancé musique moo ngi tax nit di xool doomam. di ko bàyyi mu dem ci musique. tey comme Tyson ni mu révolutionné lamb bi tax na waajur yu bëri bàyyi seen doom bëri. Wally ni muy révolutionné musique bi tax na ay xale yu bëri mu inspiré leen pour que ñu bëgg way exception la nag ak liggéey bu bëri ak tamit buntu yu tijjeeku te sunuy papa tijjil ñu ko. moom il a compris moo tax tey mu ngi jël musique Sénégal di ko porter drapeau bi. parce que li tax ma wax loolu di nga ci xam dara ci kanam. parce que def na ay affaires yu nice ci niveau international te que ci niveau national tamit moo ngi def ay jéego quoi. négatif bi loo ci gis. négatif bi mooy xiiroo ak ŋaayoo bi te xiiroo ak ŋaayoo bi ba pare ñuy def benn di daw ci benn cercle boo xam ne avancé wuñu ci benn cercle la ñuy daw chaque jour dañuy retourner waat ci suñuy temps. comme ban genre cercle. non ci musique en général tout le monde. il faut que ñu jël ay jéego ñuy teg di avancer di tenter vers la perfection mais que pas ñuy daw di def benn tour nii dañu war a am objectif ne que fii la ñuy jógee dañuy dem Almadi soo fay dem dafa am schéma dafa am fooy jaar pour nga dem mais que soo xamul foo jëm da ngay am ay jafe-jafe pour egg fa. mais est-ce que tamit comme ni nga ko waxee xam nga tey ak Wally luñ ko Wally tey gis nañ ay 2011 wala 2012 tey Wally lu tax mu egg fu mu egg. moom moo ko liggéey moom moo ko gëm. est-ce que yaakaar nga yenn jeunes yi gëm nañ seen bopp gëm boo xam ne xam nañ ni que ñoom mën nañ demal seen bopp te yàlla rek moo fi nekk. Ria xam nga lan moo gën a am solo ci àdduna lii ngay def nii. am nga ci référence mooy modèle. tey jeunes yi nii am nañ modèle. nañ xool ci modèle bi. tey li tax du ma tudd suñu papa yi ñoom Youssou Ndour ñoom suñu papa yi du ma leen tudd. parce que ñun mënuñu nettali luñ fekkeewul. dëgg la mais que loo xam ne ñun ñoo ngi ko fekkee nii ci suñu génération Wally tàkk na ci dem na ci def na ci ay performance dañ ko jël comme modèle doo sonn soo ko jëlee comme modèle di nga dem tey jii nii même soo farul ak moom même soo leen farul même soo leen liggéeyul. modèle la même su fekkee sa concurrence la modèle la. jël ko positivement nga teg ko sa bët nga avancé soo ko jëlee positivement teg ko sa bët da ngay avancé. mais fii gis nañ des fois du cadre que woykat yi. seen biir mais ñu nekk seen ginnaaw wala seen entourage mooy tax tey du ñu mën a dem fii ak fii ak fii. non loolu wax bu yàqu la. pourquoi wax bu yàqu la. artiste Sénégal majorité bi ñooy ménager seen bopp. pourquoi nga wax la. parce que liñ bëgg a def ci lu leen neex dañ koy dem defi su leen neexul dañuy wax ni ko wol sama ménager. si ce qui est malheureux ñoom chaque jour ci ay jafe-jafe la ñuy nekk su jafe-jafe ñëwee après yow da ngay yow manager bi wala staff bi moom mooy payer les pots cachés moom mooy génn di wax moom mooy génn di dugg ci ay détails mais artiste bi ñoo ngi koy protéger mais que chaque jour damay dégg ñuy wax ne staff mais artiste bi dafay yor xelam di def ay analyse di dem di def li mu bëgg def su amee jafe-jafe ci ngay gis staff bi génn commencé di wax. mais tey manager. lan la war a doon ci artiste. manager ci li ma sama kilifa yi jàngal Ousmane Faye manager ci diggante jënd ak jaay artiste bi la nekk ci diggante jënd ak jaay artiste bi nag nekkul ci aspect artistique géré wu ko géré wul benn détail lu dul
dem lijjanti ji contrat yi indil ko jox ko artiste am pour que mu jouer mu jël pourcentage am mu toog këram manager bi su ko neexee sax du dem soirée. Voilà mais que nag comme que mooy réunirul manager bi finalement dafay def liggéey bi yëpp day nekk au four et au moulin lépp lay defandoo parce que moyen du réunir ci artiste bi comprendre loolu moom moo tax mais que manager rôle am nekkul lu difficile trop ci artiste. mais staff lan la war a représenter si artiste parce que tey da ngay gis à chaque fois artiste bu amee clan wala bu amee problème dañuy ne xoolal sa entourage parce que des fois da ngay gis artiste boo xam ne entourage am moo bëri ay clan. waaw xam nga tey jii nii su fekkee nii dañuy ut raccourci pour que ñu mën a avancer ci sunu àdduna da ngay dem ut les meilleures personnes nga teg leen ku nekk ci place am mais que du fekkee ni da yow sama xarit nga sa bët yi daf ma neex ma jël la teg la ci place soo amul yenn potentialité yi pour def ko doo ko def ku nekk ak sa place bi nga war a tax te que pour nga gagner il faut que nga dem ut des meilleures personnes pour que ñu gagner te tey suñ lay wax ne la xoolaatal si staff dëgg la yenn saa nii dafay am staff yoo xam ne dañuy cuune ay ñu artiste bi dafay dafay erreur yu monumental yow ngay suivre nii nga xam ne ni que lii staff bi ñoo waroon conseiller artiste bi rôle staff dafa am solo ci artiste te staff dafa bëri ay domaine ay pàcc yoo xam ne ni que ku nekk dafa am lu mu war a jël ku nekk nag si nga yemee ci li nga war a yem ba pare nga xarañ ci dinañ avancer. dëgg la yeah dinañ avancer bu ñu fa jógee dañuy dem nag léegi ci actualité est-ce que pare nga. non lan mooy actualité. soirée Wally bi. bëri na coow. bëri na coow bu rëy tey ba indi ay wax bu nekk ay lobby yi indi tey Wally duñu koy woowee borom ñaari tur yi indi tey ñuy woowee fecckatam yi borom ñaari tur bi balaa ngay xuus côté boobu noonu wax ñu tuuti rek nan nga gisee événement bi. yeah tey damay préciser parce que Sénégal. dafa nekk dëkk bu compliqué pour waxee. man encore une fois liggéeyuma ak Wally Mandiaye laay liggéeyal. mais am nga relation particulière Baye Zale sa verre nga yéegal di wàccee. non daa tàng rek kër gee tàng. ah ok. particulier mun ma ko wax mais que fréquenté wu ma artiste bi man dama fréquenté personne bi. ok te nit soo ko fréquenté di nga xam kii kan la. même su fekkee 2 jours. dëgg la. alors tey damay waxaat li ma waxoon ci début bi laa lay waxaat tey dama la wax ne la à part Youssou Ndour man gisuma kuy jël événement di ci def ay 100 millions 110 millions 120 millions Sénégal fii man gisuma ko man su ma ko amoon pour def ko ci événement dama ko def ci kër. Wally ay 100 millions 110 millions lay def si loo xam ne nii que c'est vérifié mën nga dem xel koom a ngi fi xel koom bâche da ngay dem ci arab lu mu xaritoog yow soo leen toogee wax ci événement su la waxee nga jug daw ngay jël risque yooyu ak initiative yooyu di ñëw di remplir ay salle yu ngand di yëkkati sunu code ñun ñii ñëpp nekk ci biir musique bi man côté boobu laa ko jëlee parce que lii ki ñaan ak soxor dafa du nekk ci man ba may dee te que man kenn moomu mën ma wax ne ma waxal lii wala waxal lii man te que ñun bokk nañ ci biir milieu bi déjà kon sunu opinion dañ koy wax waaye dafa jëlee initiative def ay risques taxawal ay affaires yu mag réussir ko man tàcc naa ko. fees na moom félicitations. man tàcc naa ko te que jëlaat na musique Sénégal mu tegaat ko fu kawe kawe. tey Youssou Ndour pause na. dëgg la. dafa pause te moom waroon ñu defal événement yu mag yi. tey ñoo ngi gis benn booy bu ndaw dëgg la moom mag mais que boo xale la. mu ngi jëlee initiative di ko teg kon lu ñuy tàccu la. waaw. donc événement bu mag. ñu gis ne événement yi dafa boycotté presse yi tey mu ne carrément que du ma nangu benn presse ñëw war a filmer fecc dem filmer ay dàll mu nekk wax boo xam ne presse yëpp dañ see gis seen bopp ba tey soirée am kenn demul mais gis nañ après soirée bi dafa bëri coow bi mooy. loo xam ne xëy na moom dafa ragaloo ñun ñu filmer ko xaw ma ndax xamoon na ni loolu mooy am ci soirée am je ne sais pas. xaw ma loolu la. ah loolu la. mooy fecc bi fóonante bi donc voilà. mooy ok fecc Amady Badiane ak Ameth Thiou. ok Ria dama la njëkkee wax ne la. non demal ci presse bi. waaw noonu mais dama la njëkk wax ne la.
ku jël événement def ci ay centaines de millions est-ce que kooku amul lu muy soxlawu retour d'investissement. soxla na ko kay. alors ku soxla retour d'investissement dafay ut ay plan yu koy jox retouram tey Marodi nekkul site internet wala nekkul kii chaîne YouTube. waaw su defee production am ba pare dala koy jox yow 7TV pour que nga kii nga jëlaat ko. dafa def investissement am su defee investissement am day xool nu muy rentabiliser investissement am. waaye loolu la def. mais est-ce que communication. non xaaral ma wax la. tey am na chaîne am na ay nit yu koy liggéeyal. employé na ay nit yu bëri. ñu defal ko direct ci chaîne am na ci droit bu gën a absolu. waaye am na ci droit voilà kon tey su fekkee ni nii daf ci communiquer tey su fekkoon ni nii presse bi dañoo ñëwoon répétition moom li mu wax noonu méchant wul nga war a génne montre génne daal parce que soo ñëwul répétition bi ñu def filage munoo xam fan ngay commencer ak fooy jeexee parce que yow xama woon ni ko waaye day génnee noonu ci scène bi. non voilà léegi tey jii nii xama woon ko tey presse bi suñu ñëwoon par exemple te presse bi 4e puissance lañ ci dëkk te que fu ñu nekk ñun tey ci art presse moo ñu fa yóbbu. kon tey man dama doon ñaan presse bi ñoom ñu jël affaire yi ak philosophie ñu comprendre ni que ni initiative la bu mu bëgg jël teg ko ñu nekk ay jéego yoo xam ne nii que dañuy avancer musique te que tey c'est malheureux. artistes yi ñoo comprendre suñ comprendre objectif bii nii ñoom ñëpp dinañ ñëw ranger wu ci ginnaaw Wally comprendre lii déjà tey su may bëggee def publicité bannière su ma ko joxee 7TV du ma fay. te Wally su boycotté woon presse bi est-ce que dina dem fay Sen TV pour publicité Sen TV du presse. TFM du presse. 2S du presse. daf leen dem fay leen ñu jox ko facture am ñu defal ko ay publicité. kon boycotté wul presse bi te que presse bi dañu war a comprendre benn affaire. kon site en ligne la. non site en ligne loolu yëpp presse la. waay te que yéen dama leen waxaat benn affaire contribuer ngeen ci carrière yu ñëpp fii Sénégal. lu mag a mag mooy lu positif ak lu négatif. parce que yéen information ngeen ni soxla te da ngeen koy relater. alors kon dama leen waxaat ne la Wally communication boobu mu tenir méchant wul daf leen bëggoon wax ni que nga war a filmer montre filmer daal kon tey jii nii nekkoo filage xamoo fu ñu war a commencer ak fu ñu war a jeexalee te que loolu je pense que ni du histoire coow li nag Ameth Thiou Eumeudi Badiane man lan nga ciy wax ba pare nan nga gisee fecc bi tey ñaari góor yi ci kaw chaîne fecc ba fóonante bisu sax laay wax. man sama diggante yàlla rek laay wax Eumeudi ak Ameth Thiou bi ma juddoo ba tey maa ngi leen di gis di leen dégg ñuy fecc. te que ñoom ragal naa ni bokk nañ ci fecckat Sénégal yu gën a góor yi te que kenn mësu leen jiin ñaari tur yooyu mais dafa am loo xam ne nii nag nit da ngay rafet xel te yaa ngi wax ni que non li tax presse bi ñëwuñu est-ce que nekkul lii dañ ko prévoir woon. mais que sa xalaat la ok léegi sa xalaat boobu dama la ciy waxaat ne la su fekkoon ni dafa amoon def bu bon ci néeg lañ koy defee kenn du ko defee ci esplanade plus de 25 000 personnes toog fa gars yi di def direct bi ñëpp di ko seetaan nit lu mu bëgg gis lan lay gis. Eumeudi ak Ameth man bi ma juddoo ba tey maa ngi leen di gis ñoo ngi fecc te kenn mësu leen jiin tur boobu su fekkee da nga ko mës a dégg nga wax ko. non mësuma ko dégg. ok kon pourquoi ñu xaar ba 2021 ñoom ñu nekk fin de carrière ñu bëgg leen ternir nii seen image. mais non bëgguñu ko de mais ñoom ñoo ko def. waaw ok parce que tey bu ñu feccul woon ba def loolu noonu xëy na tey. soo dégloo kii taasu bëy si dafa wax ne nañ leen fàttaliku démb ci Sahel Eumeudi da doon fecc di ngembu Ameth Thiou da doon def ay affaire Siriki Souké loolu yàgg na ak ñoom Papa Ndiaye ñu doon fecc fóonante bii nii ñoom jamono fàttaliku la lii fecc dafa amaale comique te tey jii nii Ria dama lay wax ne la ngir yàlla ak yeneen bi wax bu ñaaw baaxul te que li tax wax bu ñaaw baaxul tey jii nii Eumeudi kilifa la Ameth kilifa la am nañ jabar am nañ ay doom te tey lii nii ñu takk seen der yi tey su nekkoon man lañ ko teg dina am lu ma naqari. mais est-ce que yaakaaroo tamit soxti Ameth Thiou bi moo tax affaire bi gën a yokk parce que tey Ameth Thiou moo ñu mag
mun nañu jur tey Ameth Thiou influenceur la ñu bëri dañ koy saytaan ñu bëri dañ koy suivre tey warul génn mun a xas jeunesse xale 2000 yi te xale 2000 yi tey ñoom dañ koy bëggee xale 2000 yi tey ñoom lan ngay woowee xas Ria non ne ko ne leen xas la non alors dama lay wax tey benn affaire man li may wax nii man dama jël part entièrement te liggéeyuma ak ñoom da ngay liggéey si suuf non alors même su may liggéey suuf loolu yow la mais que dama ne la man dama jël part entièrement parce que injustice baaxul tey. kon da nga bëgg a ne affaire bi injustice. non xaaral ma wax la Ameth Thiou interview boobu mu def noonu suy jël exemple Ameth Thiou xale 2000 yi Ameth Thiou mën na leen jur. mën na leen jox exemple. waaw buñ ko jël ci angle bu négatif tey xam nga li gën a difficile ci àdduna mooy que Ameth Thiou dafa toog ci interview bi leen laa ci retenir mooy man duma góor jigéen bugguma góor jigéen waaw ku bokk ci lobby su waxee loolu de lobby bi dañ koy traduire loolu de Wally Seck dafa toog ci télé français yow seetaan nga ko. te que mën ngeen dem xooliwaat ko. si ne moom dëkku jullit lañ nekk. te que am na loo xam ne nii moom buggu ko te gëmu ko. muy góor jigéen. moom li mu gëm mooy Ibra Fall la gëm Baye Fall waaw ku ko wax kon te fekkee ni lobby damay ragal ni Europe la ñuy wax. nga waxee ko ci seen dëkk kon loolu intéressé wu la su fekkoon da nga bokk ci lobby doo taxaw benn yoon di jokkar bi maa ngi dégg ay nit yu wax ni que non na Wally génn wax man conseillé ma ko loolu parce que wax na ko déjà. pour lan conseillé woo ko. non conseillé ma ko parce que li tax mooy que tey gis nga kilifa du ci âge. mais gisoo tey artistes yi bëri nañ torop. macha allah tey à chaque fois Wally bu defee dara moom lañ koy singal wala moom lañ koy lii est-ce que tamit. jotul que Wally toog wax carrément bokkuma ci benn. ñaata yoon la koy wax. voilà man sama wax. mais non dama lay wax na lay seetaan nga loolu ci télé français yi wala seetaanoo ko. seetaan naa Wally Seck génn di ko wax en français. loolu temps Genève la. waaw wax na ko en français. léegi loolu noonu replay bi mu ngi fi dañ dem ci YouTube ñu jëli ko suñ ko jëlee noonu après ñu jël ko te kolewaat ko nii ne wax Wally waxaat na ko te fi mu ko waxee foofu la ko waroon waxee. benn ñaareel mbir mi li tax tey jii nii mu nekk Wally. parce que Wally mooy dox. te ce qui est malheureux tey ñi nekk ci musique bi yëpp dañu war a ñëw di wax seen akulaay taala même su fekkee ay concurrent lañ nañu wax seen akulaay taala ba pare di œuvrer pour musique di pas ñuy œuvrer pour suñuy intérêt personnel tey dama lay wax benn mbir man àdduna jàngalaat na ma ni même su may xulloo dafa am fu may teg xulloo bi. lu tax. et parce que dañuy dee suba. dëgg la. te tey jii nii dama lay jox exemple bu gën a terre à terre Thione Seck ñun dañoo judd fekk ko fi. waaw. te que ñëpp naqari deret lañ doon koy seddeel. mu dee ñëpp seddal ko baax ak yiw man Thione Seck bi mu deewee laa soog a xam action yu mu def moo tax man balaa may dee incha allahu li may def dama koy wax parce que ñun dañuy bàyyi bañ gaañu après ñu ñuy gërëm te képp koo xam ne da ngay wax ci nit lu ñaaw su gaañoo na nga témoin loolu. tey maari day taali su Wally gaañu woon ngeen xam ni Wally baax. non nit moom. waaw non man tey jii nii gis na tey ni ma nit ñi di juger man ci sama bëri histoire su ma gaañu woon nga xam ne maa baax. dëgg la pourquoi ñuy xaar ba ma gaañu te may dund te ñu mën ma wax ni yaa baax nii waaw est-ce que tey Ameth Thiou mi ak Amady Badiane nii yàlla na yéex tey suñu génnoon àdduna est-ce que tey CD yi ñu def ci internet bi dinañ ko def ci seen dëj. non lu nit ñemewul wax ci dëju nit. bul ko wax ci dundam te lii moo malheureux man lii daf ma jàngalaat parce que man dëju Thione Seck dama toog di xool interview ni ma ne ndax lii beneen Thione la man ci Thione laa déggee mu dee ñu ne légende la ci Thione laa déggee ni da doon dimbali ay nit ci suuf ci Thione laa ci génn àddunaam laa dégg loolu yëpp ci laa gis artistes yëpp mobilisé wu ñëw taxaw ku nekk ñu dékk le micro nga wax te tey jii nii mal des taal yi ñun bokk nañ ci musique bi déjà tey suñ génnoon àdduna da ngay gis ni que ñi ma doon xeexal ak ñi ma doon xulool ñëpp te loolu ci vie normal la nit da ngay xuloo da ngay xeex. waaw te tey bu caméra yi tàkk rek après nga bëgg wax ni que ni man nit ku baax laa. ñun dañu am jikko. dëgg la te jikko boobu yenn saa yi daf ñuy dab. ci suñu liggéey. kon nañ jéem a seede yu rafet ci nit bi wala nga soo xamul looy seede nga noppi mais que mënoo ñëw di accuser nit góor jigéen nii ñun
cautionné wu ñu góor jigéen parce que ñun ay jullit lañ ay taalibe cheikh lañ te mënuñoo fexe ba ñu cautionné ko mais que ñun dañ nekk ci musique di def ay di liggéey di def ay performance ci biir musique bi kon ku boot xaj bukki baw la. dëgg la war a taxaw mardi. lan nga si jàngat. man de am naa confiance ci sunu justice réew. te que xam naa ne suñ taxawee dañ leen bàyyi incha allah. nañ leen bàyyi. waaw parce que yàlla na sama gémmiñ gi am barke. amiin. que suñ taxawee ñu bàyyi leen parce que li tax mooy que ñoom defuñu fi wala ñu wax fi loo xam ne dañ leen ciy xeeb ñoom modèle lañ ci fecckat yi ñaari nit yooyu te que wax dëgg yàlla lii nii fàttaliku démb rek mooy que yëf xale moom la mbéy si wax moo tax mu indiwaat fii te que man xaaroon naa lii après événement bi xaaroon naa pur lii. da nga ko gisoon. non xaaroon naa ko. lu tax nga xaaroon ko. waaw parce que li tax ma xaaroon ko mooy que man yor naa samay nopp yor naa samay bët te damay analyser. te ñun ak yéen waxuma waali de ñun musique ak yéen presse ñun ñooy ànd. ñooy ànd waaye. kon bu ñu yàqalante. bu ñu yàqalante quoi. te tey jii nii que événement bi ni mu toll. rush yi waroon na nekk leneen lu nekkul lii mënoon nañu xool yi ñaata personne lañ fa def mënoon nañu xool yi lan lañ def ci xaalis mënoon nañu xool yi yan nit ñoo nekk ci ginnaaw mënoon nañu xool yi affaire yu bëri mënoon nañu xool yi affaire yu bëri yu gën a am importance lii luy doxal suñu musique ñun avancé wuñu tey da nga gis ni que nii dañuy dem ba artistes dañuy ragal man maa ngi si doon benn interview waale ne def na plus de 100 millions ci benn clip ak Chris Brown mais ñemewu ko génne parce que su ko génnee affaire yi duppoowul ak culture dëkkam. mais nag ñun Sénégal dafa am lu ñu gëm. waaw musique dafa universelle. musique du sénégalais rek lañ ko war a defal yaa ngi ni wax chaque jour ñuy wax nag plan international dafa am lu ñu fay yóbbu. mais son bi mun na génn mais clip bi mu xool nu muy ànd solin bi. wala lii non alors tey jii nii dafa am loo xam ne yéen da ngeen koy jëf te ragal koo wax da ngeen koy jëf te doon ko wax. muy lan fii da ngay dem place nga gis jigéen ñi sol ay bikini taxaw foofu. waaw mais xam nga loolu kenn exposé. waaw non mais ñaata vidéo nga gis yu génn yuy def yenn yuy am yenn tapage yi mais que su ko waaye defee day am coow parce que day dox te loolu moom malheureux tey dama la wax ne la buntu la waali boo xam ne nii mën na ubbi rakkam yëpp ñu jàll. rakkam yi su ma ko waxee wax ma ñu bokkal deret rakkam yi ci musique. ñun ay ñoom tar ba maay. tout le monde je dis tey buntu la boo xam ne su ko tijjee ci niveau international yoon la. su fa toogee booy dañ ko fay fekk. te moom ci moom la ñuy jaar. dëgg la te man comprendre naa loolu moo tax maa ngi koy ñaanal yàlla buntu boobu muy bëgg tijji yàlla na ko yàlla def mu tijjeeku. pour que booy yëpp mën ci jàll. amiin yeah. balaa ñuy tëj ci benn question mooy Ibra Nadio ñëpp xamee woon nañ ko ci Subatel ñu gis ni que tey fête de la musique ñu gis ay audio yuy génn mooy tey dañ à chaque fois bu bëggee yuuxu dañuy wàññi volume bi donc voilà lan nga ci xalaat. Ibro de sama raq la. te nit ku baax la man man bàyyi musique laa gën a jege ko dëkk ci musique man Mandiaye Seck laa nekk nii. mais te xam naa ni que nekk ci yeneen affaire moo may gënal tur trop parce que musique bi tellement dafa compliqué te dafa bëri ay détails. mais Ibro sama rakk la. te nit ku baax la. te que loolu noonu day forger personnalité am su fekkee ni dafa am. personnalité am lay forger te looloo koy def artiste. te que loolu mën nañ ko tolérer ci biir milieu bi yokku wàññi yooyu mën nañ ko tolérer. mën na liggéey gëm boppam avancé te que yii nii ñu koy yii di xew. mooy forte personnalité. ah bon. bien sûr tey ñun ci suñuy erreur la ñuy defaroo ci li ñuy def ci la ñuy defaroo. kon yàlla na ci yàlla na ko yàlla may xel pour mu defaru te ñun tamit nekkatuñ fii pour di toog nii rek di kii ñun tey mën nañ wax ci ku nekk. dëgg la mais que li tax may waxaat lii nii encore une fois du jeng du def dara ku gis nen. da ngay wax lii leen la. Wally ci génération am dafa teg ay performance yu leer a leer ba pare c'est pas évident. ci durée 10 ans xaw ma 11 ans. c'est pas évident. ouais. te que lii nii mu teg nii ñun ñii ñëpp dañ ci war a sànni ku nekk benn bant pour taal bi gën a jëf-jëfi
dëgg la. man lii laa amoon ci lu ma ciy wax te que wax dëgg yàlla man maa ngi partagé ak Ameth ak Eumeudi douleur bi parce que waxuma tëj bi tey seen image bi ñuy ternir nii rek dara jaru ko ci àdduna. dëgg la. te jaru woon lii nii ku nekk yor sa làmmiñ waxee ci benn wax boo xam ne ni que angle bu ñaaw la. tey man cautionné naa li Nit Doff wax ci seen plateau. ku taxaw ne man duma lii bugguma lii lan nga ci bëgg léegi. dara. te nag wax dëgg yàlla nag nañ leen bàyyi gars yi ñu mën a liggéey ci musique bi. Nit Doff lan la wax. Nit Doff nee na Ameth Thiou dafa seetaan Ameth Thiou ne man du ma góor jigéen te bugguma góor jigéen. waaw ku bokk ci lobby est-ce que ñeme nga wax loolu. non dama lay wax ne la tey yow su fekkoon da nga bokk ci benn lobby lesbienne nga bokk ci. ñeme nga taxaw ne nii man du ma lesbienne te bëgguma lesbienne soo ko waxee gars yi rëq sa ndigg. dëgg la Wally wax na loolu yàgg na. Eumeudi wax na ko pourquoi ñuy waxat. donc nañu xool rek lu gën a rafet ñu def ko merci beaucoup ñu ngi lay jaajëfal. jërëjëf Ria ñoo ngi jéggalu su fekkee ni wax bi déplacé wu na. ñoo ngi ciy jéggalu te que waxewuñu dara lu dul musique Sénégal moo tax ñuy wax. kuy teg ay jéego pour avancer il faut que ñu épauler ko pour mu gën a avancer. dëgg la. kon épauler wuñu ko nag ba fii ñuy gis ni que moo ngi dem teg ci loxo rafet ci. waay. moo gën quoi ñoo ngi nuyu sénégalais yëpp di nuyu Mandiaye Seck sunu artiste. xam nga moom fu mu ne. ñoo ngi nekk studio di liggéey te album bi dina génn bientôt incha allah. incha allah merci beaucoup fi ñu ngi leen doon merci beaucoup ñu ngi jaajëfal Baye Zale mu nekk koo xam ne référence la ci xale yi mu ngi def lu nice mu nekk tamit te yàqul milieu bi ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci accepte invitation bi di remercier El Hadji Khoum Gueye sama meilleur ami moom mooy def yii nii di ko jaajëfal bu baax di remercier Djili di ko jaajëfal moom moo nekkoon ci ginnaaw lépp lu nice ak moom la lépp lu baax tamit moom la di remercier ñëpp ñoo xam ne tam ñu ngi doon jël seen xol ak seen xel yi doon ko def ci Sénégal 7 di ne tamit nañu yaatal xol yi te yaatal xel yi te xam ne àdduna amul solo àdduna bi loo fi gis rek day jeex donc nañu yaatal xol yi te rafet jikko te bàyyi yenn yu ñaaw yi ñuy wax donc merci dinañ jox dig daje feneen ak fu ñu koy defee ci beneen daanaan merci beaucoup et à bientôt.